asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi dal leen a jàmm ci seen chaîne MTV alors tey jii nag ñu ngi fii ci Colobane lu ñu fi ni nag moo di le cas d'Azoura nekk benn patriote daal di tenir vraiment ay propos yu xaw a jagas si le président de la République sortant di Macky Sall ci kaw loolu lee nag dafa def injure publique ci benn vidéo bi nga xamante ne def na ko ba tax nag tey jii il est entre les mains de la justice ñu nag ñu ngi dal ci kawam alors pour kenn ku ci nekk nag am na li nga xamante ne moom la def à propos de ça dañuy daal di dem jël réaction yi ci kaw loolu après ñu dellu si waat ak yéen. man de sama xalaat moom gis naa ne dara nekkul si wax dëgg ne yàlla bu dee Macky Sall la ko wax moom dara nekkul si Macky Sall moom toll na jamono moom lim def Sénégal moom lu ko waay wax da fayit ko borom waaw wax dëgg ne yàlla man moom sama xalaat moom. ne ku nekk nag sa xalaat ngay wax man moom sama xalaat moom gis naa ne dara nekkul ci man de garaawlu ma ko wax dëgg neex yàlla parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dee nañ fi ñii di àtte moom moo ko waroon a leeral balaa moo wàcc mais moom dem na bàyyi ñuy coono bi pare ñëwaat nañ ñuy tegaat beneen coono loolu dafa doy waar ñun waruñoo nangu Macky Sall di ñuy jaxaseeg benn nit koo xamante ni dafa ànd ak Ousmane Sonko defal Ousmane Sonko lu ne te ñeen ko koso ngir Ousmane Sonko tànkam yàqu na yaramam yàqu na ngir Ousmane Sonko kooku du yoon sax nit ñi dëgg a téye waaw loolu sama xalaat du yoon nit dëgg a téye quoi non man ànduma ci saaga yi c'est que dama koy xool comme sama bopp man ku ma saagoon du ma neex mais Macky Sall moo lebal nit ñi loo xamante ni léeg-léeg nit mën naa toog di wax yoo xamante ni mën na ko bañ a tay waaw man saaga yi moom ànduma ci wax dëgg neex yàlla waaw loolu daal mooy sama xalaat man du ma toog kenn di saaga nit ma ci ànd wax dëgg neex yàlla waaw nag comme Macky Sall moom mooy loolu mooy lu ma la wax rek Macky Sall moom ku ne xam na ko dëgg la nag liggéey na fi waaye nag am na yoo xamante ni tamit teg nañu ko moom ñàkk ñoo liggéey moo la ko gënal waaw ñoom seen vision la rek seen gis-gis la waaw ni ku nekk ak sa gis-gis man mën naa défendre Azoura Fall mais saaga bi man des naa ànduma si parce que kilifa nag am na fu muy toll nit war a ko saaga waaw. man daal su ma soñoon moom du fa nekk su ma soñoon ñu bàyyi ko mu ñëw liggéey waaw. jàngat bi ma am kay wax dëgg yàlla moom comme ñoom ñoo woote jubbanti dëggal leeral moom te dafa saaga devant la public ñëpp gis ko na yoon def li war si moom rek. waaw comme loolu la gars yi wax ku nekkul si yoon ñu teg la si yoon te dafa saaga publiquement ñëpp gis na man de pour man yoon daa war a def li gën si moom quoi waaw man daal loolu laa si xam quoi man waaw vraiment dëgg yi moom waaw mel na noo xamante nii moom ñoom daal dañoo toog indi seen i règlement yu bees seen i loi yu bees nañ ko appliquer rek c'est ça la problème man loolu laa gis de non loolu moom message bi ma si amee comme patriote la doon xeexal ñun ñëpp ànd nañu ak patriote xeex man mii di wax ak yow sama baaraam bii nii ci patriote moo tax mu demee nii gars yi maa daax yi dóor ma liif mais ñoom lañ doon xeexal mais puis bi ñu leen xeexalee tamit bi ndam li féetee côté benn instant yi ñoom taxaw nañ gis nañ li ñu waxoon ak ñun man de wax dëgg yàlla gisaguma ko xëy na nag ñi ngi liggéey pareguñ xëy na bu ñu liggéeyee yàlla mën naa sottil quoi mais wax dëgg yàlla daal moom li ma gis ba gis daal mooy na yoon daf liggéeyam si moom rek loolu daal laaj. waaw d'abord gis bi am mooy Sénégal ay valeur am mooy saaga baaxul ak ko mënti ak foo mënti féete xam nga régime bi fi mujjee dañ ñoom leen wax naan maanaam dañuy saaga di saaga bu ñu demee ba premier ministre Ousmane Sonko taxaw ne képp kuy saaga bokkul ci man te ñu xam ne Azoura moom ci moom la jegee ci moom lay àndal daanaka mën nañu wax parce que mooy porte drapeau Pastef moom la ñu wax noonu quoi comme bi demee ba mu def loolu jàpp naa ne du yar te du ay valeur te ba dimbalee aussi yow ñi nga àndal kilifa yi nga àndal dimbale woo leen pour man li ci gën mooy justice def liggéeyam amul justice partisane comme am na ñu ko def wax duudi rek ñu ne diffamation yóbbu leen waxatuma la kuy saaga dégg naa sax après kenn ci internet bi xaw ma ngeer la tudd xaw ma nu mu tuddi di waaw kay rek xaw ma mu jékki-jékki wax la même chose je crois que loolu ça fait mal à les gens qui leur ñu leen jiite quoi pour man du yoon daal waaw mais mooy yoon Sénégal bu ñu bëggee ñu yaru xam nga li may wax tout le temps rek dama doon wax ay années ci ginnaaw je suis pour le changement radical de la culture sénégalaise tey dama wax ne je suis pour le changement radical ci conscience sénégalaise ñu xam ne sa réew mën na ko defar ci indiscipline mën na ko defar ci compte valeur loolu moom dafa leer boo bëggee yow lu baax bëgg sa réew jëm kanam li ngay jëkk a jiite mooy yar ak teggin ak kaddu yu rafet quoi parce que saaga maanaam déshonoré nit la quoi pour man dara jaru ko ci kaw suuf waaw bari da nga saaga ba pare saaga waale ñi nga xamante ne seen waajur sax bëgg nañ Macky Sall kon yow Sénégal yëpp nga saaga bu ma gisee ne après ñu naan dafa am problème mu xel damay jàpp ay ree la may jàpp quoi loolu farsal de baaxul quoi loolu doxalu réew mi nañ bàyyi caaxaan yi te jubal ci li war mooy Sénégal jubal-jubanti lañ wax nañu liggéey pour lu jëmale Sénégal kanam loolu laa gëm daal waaw mais loolu ay caaxaan la pour man ay caaxaan la xanaa télé doo da ñàkk xel ku ñu gis mu yoon ay vidéo di def ay live tey la ñàkk xel nañ bàyyi caaxaan yi Sénégal dépassé nañ loolu bu ñu bëggee defar réew mi nañ ko jot ci dëgg ba damay wax tout le temps man xalaat dëgg wax dëgg dox dëgg jëf dëgg mu ëpp ay caaxaan quoi ay caaxaan baaxul waaw loolu laa gëm daal man ku nekk patriote parce que damay wax patriotisme du ci ay wax ay jëf la dama koy wax tout le temps Sénégal nag seen patriotisme ci ay wax la te jëf la war a nekk jëf nag mooy civisme déjà bëgg sa réew xam lii sa réew jëriñ xam li ay valeur kon ñiy diviser wu
jàpp naa ne ñeneen ànduñu Azoura moo ëpp ñoo gën a dëggal ñuy wax ne nañ jàppale Azoura ci li mu nekk parce que li mu nekk ay caaxaan la te boo nekkee diglu dëgg ñu prôné woon ne dëgg lañ bëgg Sénégal dëgg caaxaan moo fi nekkoon boo ko tegee daal ñëpp la ñu war a àndal ñu nekk ci dëgg ma loolu laa gëm quoi waaw loolu laa gëm. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen ziar waaw di wax ne kooku suñ mbokk patriote la li mu def noonu waruñu ko ci topp di ko ci yóbbu ay justice wala ay yoon parce que am nañu def lu gën a garaaw loolu te yóbbuwuñ leen ci bon kon Azoura Fall daal li ñuy wax mooy ñu bàyyi ko may ko avis am daal te xam ne moom deful dara parce que ki mu saaga li mu def Sénégalais yi moo raw fuuf li Azoura Fall def kon nañ ko bàyyi ba may ko liberté may ko avis daal buñ ko mënta jàppale daal dimbale ko nañ ko bàyyi rek may ko avis ko may ko liberté bu baax daal incha allah. waaw mais région la du région parce que kenn ku nekk ak sa yëg-yëg ak fi sa xol toll ak booy wax fi sa degré fi muy toll parce que ñëpp bokkuñu ndax man mi ànd naa ak moom mais du ma saaga waaye xëy na moom meram saaga la ko mën a fajee daal kon ñu nangul ko loolu daal incha allah. waaw mais xëy na ñoom dafa am lu leen tënk rek waaye ba leen yoon tënkutee woon ba leen ndomb tànk yi leen yor nii ba mu leen tënkulee woon daan nañ xeexal seen kii daal seen partisans yi waaye comme instant bii nii dañoo nekk ci ay ndomb tànk yoo xamante ne xëy na ñëpp lañ nekkal xëy na loolu tax seen taxawaay bi niñ taxawee noonu ñu taxawee ko mais nag patriotes yi si boppam ñoom ñoo war a taxaw Azoura Fall instant bi jàppale ko waaw gunge ko dimbale ko mu ñu may ko liberté daal. sama aperçu mooy d'abord ñun cautionné wuñu kenn saaga loolu kenn du ko cautionné mais aussi lu yëngu rek la ko yëngal la ko ëpp doole. bon pour man division bi manque de compréhension la ci benn côté bi beneen côté bi ci des aussi ñàkk am information bu baax bi la. parce que Azoura ku nekk xam na ko ku nekk xam na xadaram gaa ñun ñëpp ay patriotes lañ mais cautionné wuñu benn yoon saaga bi mais aussi il faut nit ki tamit ñu xam lan moo koy defloo parce que bu fekkente ne nit koo xamante ne ànd na ak sagom en toute lucidité ànd ak xelam kooku bu saagawee injure publique déjà c'est banni par la loi bu saagawee kooku yoon woo ko bu dee dafa laaj ay daan ñu teg ko daan yi ñu ko war a teg mais bu fekkente ne tamit daf ko def sans xelam te loolu noonu tamit ñun on est mal placé pour xam parce que man mënu ma la wax exactement Azoura il jouit de toutes ses facultés mënu ma la wax oui ou non. donc du coup bëri na liggéey boo xamante ne dinañ ko ci def incha allah xam naa ne bon peut-être ay avocat am ak maa ngi dégg que dossier médical lañ déposé boo xam ne am na lii am na lee loolu nag appréciation wu peut-être les juges yooyu lay doon. mais de toute façon daal man personnellement en tant que patriote du loo xamante ne cautionné naa saaga bi mais tamit bëggoon naa ñu may ko tuuti tamit benn disgrâce boo xamante ne dinañ jéem a xool exactement ndax li koy defloo nii ndax. mu ngi jouer de toutes ses facultés bu dee mu ngi jouer de toutes ses facultés en tant que patriote man li ma d'accord mooy yoon teg ko li mu ko war a teg parce que ñun aussi dañoo woote jubal jubanti donc man mii ci sama bopp tey bu ma tegul ci yoon daf ma war a woowaat teg ma ci yoon parce que charité bien ordonnée doit commencer par soi-même donc ñun mënuñu ne dañu bëgg a jub dañu bëgg a jubal dañu bëgg a jubanti ba pare ñun duñu njëkk a tegu foofu noonu ñun ñoo fa war a njëkk a tegu comprendre nga mais nag nit aussi bu jouir de toutes ses facultés loolu moom beneen niveau la beneen domaine la quoi. non Ousmane Sonko moom boo xoolee tamit ñun ñëpp daf ñu mënale combat bi ñun ñëpp ku ci nekk am na li nga ci daj man sama dernière interview bu ma def fii nii lañ ma njëkk woo comprendre nga boobu noonu tànnaguñu sax suñu chiffre 111 xam nga du coup ñii tamit dañuy am seen appréciation ne Sonko dafa war a def li ñee dafa war a def mais la personne nu ma ko xamee Sonko personnellement du ànd ak nit ci ay caaxaan du ànd ak nit tamit ci ay tooñ te je sais que nag mën nga nekk ak moom boo jaadee yoon moom Sonko bu toogoon ak Azoura saaga ndey Sonko danaan kaan waroo saaga comprendre nga bu toogoon ak Azoura saaga danaan kaan waroo saaga xam nga donc ñii di ne Sonko da ko war a génne bu fekkente ne moom moo nekkul ci dëgg Sonko yoonam du ci sax wax comprendre nga mais bu fekkente ne nag que ni jouir de toutes ses facultés moom bon loolu moom justice si boppam du ko bàyyi muy jàll man loolu xam naa ko. bon ça dépend de li nga xamante ne ni moom la par exemple médecin yi
ni que kat médecin mun na la ñëw mu ne la kii kat c'est pas sûr nga tëj ko ci benn enclos par exemple boo ko defee mun na am ay crise affaire parce que ñu nekkuñu woon ak moom prison am na ñu nekkoon ak moom prison nee nañ moom dafa doon daan def ay crise d'épilepsie ainsi de suite donc loolu noonu moom appréciation médecin rek moom moo mën nekk wóor nañu bàyyi ko fii wala wóorul bu nekkente ne nag médecin yi aussi nee nañ wóorul ñu bàyyi ko fii nañ ko génne dem utal ko suivi parce que aussi Sénégal lu ci ëpp man damay gis ñoo xamante ne personnellement man xam naa ne ñii mentalement ils sont pas normal tranquille lu ñu normal lu ñu quoi mais sénégalais moo xamul par exemple nit koo xamante ne dafa am problème bopp wala nit koo xamante ne dafa réew wala nit koo xamante ne dafa dof yooyu yëpp c'est à discerner te aussi nit bu fekkente ne nag dafa laaj suivi dañ ko war a yóbbu ci soit psychologue wala whatever kuñ ko mun di yóbbu mais ñu defal ko traitement mu am suivi parce que tamit gars yi dañu endurer ci prison bi de am na ñoo xam ne dañu nekk ci prison bi ñii dañuy toog ne la carrément samay awra dañ koy yàq ñi toog ci prison bi ne la carrément man dañ ma torturer dañ ma def lii dañ ma def lee comprendre ñi génn ci ak ay séquelles yoo xamante ne c'était à suivre dañu am ay séquelles yoo xam ne gars yi dañ leen waroon suivre bi ñu génnee comprendre nga te le travail n'a pas été fait pour man parce que un cas Azoura ku ko gis bi muy génn yor beeki ak lépp waroon na am suivi bu dépassé fii nii mais man sincèrement bon jegewu ma ko xaw ma mais yaakaaruma ne que suivi bu ci war bu amoon kon dina yegg fii tey. Bon, avant tout maa ngi leen di remercier bu baax a baax Azoura suñu partenaire la on doit le défendre mais le défendre avant tout c'est de lui montrer qu'il a tort il n'a pas le droit d'insulter publiquement Azoura actuellement Assane ku koy défendre da nga koy wax dëgg d'abord et le défendre après c'est-à-dire man je préfère défendre Azoura mais de lui montrer qu'il a fait l'erreur je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire par là man su ma sañoon nit mën nga ko insulter mais pas publiquement il n'a pas le droit d'insulter publiquement franchement daal c'est là où il a fait l'erreur parce que bu vidéo bi même boo ko xoolee actuellement il y a certains qui disaient que la vidéo a duré certes je ne sais pas la date du vidéo de la tenue du vidéo c'est vrai mais Azoura même boo xoolee vidéo bi depuis quand est-ce que Azoura s'est rasé yàggul il a copié sur Ousmane Sonko donc vidéo même bu dee yàgg na mënuñu ko génnee ci contexte 2021 2022 donc Azoura man ce que j'ai à lui donner comme conseil il n'a qu'à revoir son entourage on parle qu'il est malade ou je sais pas ou quoi il n'est pas le seul il n'était pas le seul qui a fait la prison il n'est pas le seul donc Azoura comportement bi mu am na war na ko revoir je le dis haut et fort on va le défendre mais qu'il change de comportement il n'a pas le droit d'insulter l'ancien président même si c'est pas l'ancien président il n'a même pas le droit d'insulter publiquement la loi du Sénégal l'interdit c'est ce que j'ai à dire on le défend mais on lui montre qu'il a tort il n'a pas le droit d'insulter c'est ce que moi j'ai à dire je le défends mais je ne cautionne pas les insultes franchement daal voilà. non c'est-à-dire même man je ne souhaite pas la prison franchement daal je souhaite ñu libérer ko moom laa ko yéenee ñu libérer ko mais avant tout ñu wax ko dëgg mooy lan c'est un peu gênant de voir quelqu'un qui est proche de Ousmane Sonko comme Azoura chaque sortie de Ousmane Sonko je ne parle pas aujourd'hui c'est-à-dire autant Ousmane Sonko à chaque sortie de Ousmane Sonko pour aller en tribunal que ça soit à Ziguinchor partout au Sénégal on voit Azoura derrière lui donc Azoura devait être quelqu'un de standard nga xamante ne beneen comportement la war am comme les gens de Lamine Niass je donne un exemple voilà un gars exemplaire mais Azoura le comportement il devait le revoir man je ne dis pas qu'il est malade ou il n'est pas man je ne sais pas c'est le docteur pour le dire mais comportement Azoura man franchement daal c'est à revoir voilà bon ça dépend de la justice ça dépend de l'appréciation de la justice c'est seul le médecin voire le docteur qui est apte de dire que diw est malade c'est-à-dire ñun suñu conviction la rek à travers le comportement d'Azoura on dit qu'il est malade non Maître Tall je l'ai entendu mais Maître Tall n'est pas un médecin c'est un avocat je pense hein? Donc comme moi je peux dire qu'il est malade on peut le dire mais bon il est malade je pense que c'est seul le médecin sur papier qu'on peut dire que la personne est malade l'avocat c'est son droit absolu de le dire qu'il est malade franchement. waaw man pour man gis-gis bi ma ci am gis-gis bi yëpp c'est partagé ak sénégalais yi parce que tamit du ñu nekkee ci benn pays de droit donc warul am xàjj ak seen gannaaw ba dañ ne saaga sax dafa nekk loo xam ne dafa rafetul ak ci ku mu munti doon su nekk boo ko xoolee sa bopp rek di nga mën a comprendre te comme dañu am yoon justice ñu am loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko tere ak ci clan boo munti doon insulte moom dafa baaxul ci dara donc Azoura saaga na
te comme teg nañu yoon ne saaga ak yooyu dañu ko tere ci réew mi ak ku munti doon ak foo munti féete moom it bu fekkente ni dafa saaga na yoon def liggéeyam na ci yoon def liggéeyam man daal loolu mooy sama point de vue parce que boobu ba léegi man maa ngi laajte qu'est-ce qui se passe mais tey jii sax laay doog a am bien avant ngeen di ñëw laay doog a ressourcé wu pour xam li xew dëgg waaw léegi nag bu fekkente ne loolu moo ci ne na yoon def liggéeyam rek bu ko defee mu bañ a am xàjj ak seen ñu bañ a xool ne kii fii la bokk wala fële la bokk saaga daal dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla daal rafetul te ku si nekk boo ko xoolee ci sa bopp rek daal di koy xam daal man daal loolu mooy sama gis-gis. waaw parce que xam nga bu fekkee nit dafa def loo xam ne jaaduwut ba pare mu am ku bëgg a def la mu def bu ñu ko xoolee foofu rek defin gi dana bari maanaam nit ki boo defee loo xam ne du yoon dafa war a dal ci sa kaw xamal la ne li nga def nii du dëgg du yoon moo xam ne bu fekkee dafa am ay daan ñu la siy daan ñu daan la ko bu ko defee keneen tamit mun see jëriñu xam ne la tooñ warut am rak waaw tooñ daal moom dafa baaxul ci benn côté. waa d'abord salaamaaleykum ñuy nuyu sénégalais yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu frère Azoura parce que quoi qu'on puisse dire suñu frère la c'est un patriote. c'est vrai que nag duñu ko seen saaga te def na erreur man moom du ma mës a d'accord si kuy saaga indiscipline defarul dara bugguma ak moom kes nag parce que ñëpp laa xam patriote bépp boo xamante ni wax ju réew wala saaga nga foog ne loolu moo lay may buzz wala moom moo lay tax nit ñi di wax si yow pour man loolu amul solo nit ñëpp mën nañ ko def de nit ñëpp mën nañ taxaw di wax ju réew wala di saaga pour am buzz et ça ne mène nulle part wax dëgg fa yàlla yóbbuñu fenn léegi nag li may conseillé sama mbokku patriote yi ñëpp nag laay waxal ñu gën a conscientiser wu gën a defar seen communication tey xam ne yar ak tegg lu mu la mayul dara doo ko may suñu frère Azoura ñu ngi ñaan justice def liggéeyam parce que tamit duñ làq doom dóor doom man moom sama frère la dama ko bëgg ndax patriote la mais ki ma bokk ak ndey ak baay bu defee lu du yoon damay ñaan justice def liggéeyam léegi nag bu justice defee liggéeyam ñu koy ñaanal suñu borom yàlla defal ko jàmm yàlla bu pen bi metti yàlla bu mu am sax peine parce que tey bu nekkee am na ay këyit yoo xamante ni waaye na ne wérul yaakaar naa war nañ ko mën a libérer mais loolu ba léegi na justice def liggéeyam ba justice waaye na Azoura daa dof wala Azoura wérul compli parce que tey du ñun ñoo mën a taxaw ne Azoura dafa wérul moo tax muy def lii bu ñu fàttali ko même ba si avant lim ñëkkoon wax bañ jàpp ko tay xeex bi mooy dafa saaga woon tey kooku bu ñëwaatee ñu toog mu saagawaat Diomaye ak Sonko ñu toogaat ni mu saagawaat du le fait que mu saaga Macky Sall man j'ai insisté à plusieurs fois Macky Sall mais du ma ko def en public du ma toog si télé du ko def du ma toog parce que il faut pas enfreindre les lois la loi c'est pour tous waruñu ko mën a te di ko bokkañi di si def lu ñu neex tey bu waa ëllëg ku ko defati ñun duñu am lu ñu wax te ñun ñoo war a mettre Sonko ak Diomaye ñu nekk si position bu baax ba xamante ne kenn du leen xalab kenn du leen tooñ kenn du leen saaga tey bu ñu nekkee di saaga ñun nit ñi dañuy am lu ñu wax te ñoom bu ñu saagaa ëllëg ñun amuñu lu ñu wax kon ñun dañoo war a soigner suñu communication soigner suñu image mu jëm directement si Sonko ak Diomaye parce que ñoom tey ñun lu mënti def si ñoom lay répété wu. man li ma gëm mooy nit boo ko wóoloo ba jox ko dénk ko da nga am si moom confiance dañoo wóolu Sonko ak Diomaye ba jox leen ñoom ñu wóolu nit koo xamante ni mooy justice jox ko moom mi si doxal loo xamante ni jëm na ci teg leen ay daan yi ñu leen war a teg nan leen jël suñu temps seetaan justice ak ñooñu bu ñu demee nag ba xam ne ñoom liggéey li ñu war a liggéey ñu ñuy soog a kaas mais justice mi ngi def liggéeyam ñuy woo gars yi di leen teg si li ñu leen war a teg le sniper jàpp nañ fi ay ñoom Farba ak ñoom bëri ñoo xamante ñu ngi leen di teg si yoon te man gëm naa dinañ jàpp ñu bëree teg leen waa kere dem man seetaan naa benn vidéo mi défendre Azoura ba saaga Macky Sall saaga en public boobu noonu tamit man loolu laa wax saaga en public loi moo ko aay boo ko defee bu ñu la tegee ay daan da nga xam ne yow yaa tooñ sa bopp man li may wax à tous mes frères patriotes nañ gën a soigner suñu communication ñu gën a yaru gën a am ay teggin. waaw ñu ngi ziar bu baax di wax ne rek Azoura moom nit koo xam ne la ku baax la te patriote bu mag la kuñ xam ci réew mi la beneen ba waaye nag li nga xam ne mooy saaga nekkul loo xam ne ni yoon la Macky Sall ak lu mu mënti def ci réew mi rek mérite ñu koy saaga ak lu mu mënti xew Macky Sall ni koo xam ne la def na ci réew mi lu bari kon saaga moom kenn rek àndu ci loolu amul kenn ko ànd ci saaga yi waaye li ñuy saako rek mooy na yoon def liggéeyam yoon na def liggéeyam yoon nu mu defee liggéeyam mooy fekkee ne moom dañ ko war a jàpp tëj ko ñu jàpp ko tëj fekkee dañ koo war a bàyyi ñu bàyyi ko mu dem ñibbi këram loolu moo nekk loo xam ne ni maanaam moo nekk loo xam ne mooy yoon ñëpp ngi ci ginnaawam di ko soutenir parce que la moo tax ñu ko soutenir mooy ñun ñoo bokk gëm-gëm bi ñu gëmoon
démb ak tey yëpp ñoo bokk gëm-gëm bi waaye saaga moom moo nekk loo xam ne nii képp ku ko def rek am nga droit yóbbu nit fi nga ko war a yóbbu yoon daal def liggéeyam. waaw état bi seeraan ñu ko maa ngi gis ñoom maître Tall ñoom ñëpp ñu ngi ci affaire bi ak ñoom Waly Diouf Bodiang ñëpp sonn nañ ci bu baax a baax waaye rek li ñuy wax rek toujours mooy ne yoon def liggéeyam Azoura ni koo xam ne la bu dëgg yàlla dañ koy wax rek di ko dénk naka mu moytu yi bu baax a baax parce que lii nii day lor patriote yi parce que Seydina Ousmane Sonko lii baaxul ci moom parce que dafa bëri ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne nii bëgg nañu réew mi avancé bëgg nañu Seydina Ousmane Sonko te bëgguñu ay nitam di def loo xam ni naka su noonu léegi Azoura mii su defee dara jàppuñ ko keneen def dara ñu jàpp ko dañ ñaan lii moo amoon ci réew mi loolu Azoura moom moo ko war a bañ ñu ngi koy dénk loolu kese la am ci li ñu koy dénk. waaw comme ñëpp ànd nañ ñii ànd nañ ci ñu ànd ci noonu la yàlla bindee àddina waaye li ñuy wax rek dañuy doole lépp ci fi ki nga xam ne moom lañ bëgg mooy Seydina Ousmane Sonko bu ñu doole lépp ci moom rek ñun ñëpp dañu ñëw àndaat daal di jàppaat benn buum xam ne Azoura dafa juum rek nit ku juum moom da nga naan ko da ngaa juum nit bu tooñee da nga koy dimbale bu ñu ko tooñee da nga koy dimbale léegi nag bu tooñee noo koy dimbale mooy da nga koy waxoon na ko sëñ bi yaa tooñ jéggulul loolu kese la am ci li ñu koy wax waaye patriote ñoom ñëpp incha allah dinañ ñëwaat jàppaat ci combat bi jàppale Seydina Ousmane Sonko mu mot li nga xam ne ni moom la bëgg a def ci réew mi incha allah. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaw gis-gis bi daal man li ma si gis mooy mbir moom olof yi dañuy wax ne bay si sawewu tànk waaw te nit ki bu fekkente ne da ngay woote mbir loolu ngay woote da nga koy nuroo comme ñoom dañoo wax ne nañu sensé changement bi day njëkk ci jikko yi ñu sensé jikko yi sensé comportement yi bu ko defee fi ñu bëgg a dem dinañ fa mën a dem mais pour man bu ñu nee dañuy sensé jikko yi sensé comportement bi sensé réew mi am ku jege si yow wax président ak nu mu mën di demee rek président de la république la te am na lu mu liggéey si Sénégal bàyyi ko fi kon kooku am na lu mu mérité lu dul yëkkati yenn kàddu yi di ko teg si moom. waaw en tout cas Azoura nag moom amul ñu lenn luñ koy yéene lu ñaaw waaye nag comme dañu wax ne réew mi réewu yoon la nit su wàccee yoon dañ ko war a teg si yoon pour que en cas ëllëg keneen ki nga xam ne daa toog di ko xool mu xam ne réew mi kat ñi ko yor lii lañ woote te li ñu woote moom lañ gëm waaye su fekkente ne nii ni day nekkee fële nekk opposition wax benn affaire nga jël ko teg ko si yoon am ku ñëw jege la wax naka su dul noonu nga bàyyi mu jàll kon dañuy wax ne li fi nekkoon dafay nekk ba tey waaw en tout cas yéene wuñu kenn nag ñi di ko arrêté di ko tëj kaso waaye nañ ko yoonal daal ba bu ëllëg ki si biree keneen bu toogee fee buy wax dina xam li muy wax. waaw xam nga moom laa la wax léegi xam nga yoonal ko tekkiwul ne dañ koy tëj mais nit ki bu fekkee ne dafa def lu jaaduwul da nga koy woo nga alerté ko ba keneen ki toog à côté xam ne kii kat dëgg-dëgg jege na Ousmane Sonko. mais bi mu defee naka sudul noonu woo nañ ko pour mu ratifier wu parce que comme da nga ne état de santé mayu ko mu dem prison moom ku sa état de santé normal sax kenn du la ko yéene waaye nag nit it bu fekkee ne da nga bokk ci réew nga bokk ko say nawle ñu bokk ci réew mi Macky Sall njabootam ne ci réew mi Ousmane Sonko njabootam ne ci réew mi keneen ak noonu ñun Sénégalais dañoo war a wàddaat suñuy wax ndax tamit d'accord Azoura santé mayu ko xelam demewul noonu. waaye ka ngay yëkkati ay kàddu di ko teg ci ñoom it yaa ngi blessé njabootam di blessé famem waaw nañu bàyyi xel loolu ñu ngi koy ñaanal daal ñoom it ñu comprendre ko xam ne xëy na da ko waxe woon ngir xërte wala sànni xeer rek comme ni ko gars yi di defee mais dina jàngal keneen ki nga xamante ne nii moom bokkut ci kii mois présidentiel mu xam ne ñii kat comme que ki leen jege bu defee naka sudul noonu dañ koy woo sàkkantement ku leen jegewul loolu man danaa ko rafetlu